boo amee yaay ju baax lu baax lu ñëw rek ca yaay ja lay jëkkee kon loolu nag maa koy jëkkee di taalibe Serigne Touba boole ko xaadir yaay boole nag askan wi yëpp suba ñuy yendu sama kër maa leen di amee ba minuit te bu nu dawul duma daw loolu la yàlla dogal kon defe naa ne lu kenn man ñaara ko dàq man su ma ñëw woon sax te su kay na fi ak yéyaa bi defe naa ne loolu war naa dox mbir doo jël di ko wékk ci benn njeewaan dégg naa nag ñu naan kuy wékk njeewaan da kaa yaakaar fi waaye ñun fa nu jëm xam nañu ko lanu boole yàllaa ko def boole bi am tey mënul woon a ñàkk ndax dafa rafet boole bi dafa jekk yal na nu yàlla musal ci saytaane yal na nu yàlla musal ci pexem noonu ba nu lii buñ ci duggee ci bismillaah nañ ci génn ci alhamdulilah rabbil alamina ku fi toog rek maa ngi lay nuyu ngay sët mbaa ngay moroom mbaa ngay sama nattongo maa ngi nuyu ñëpp ku ma xam turam ak ku ma xamul turam man nag yaay laa rek yaay moom dafa am solo ci jataay kii woon na ma ñetti yoon man ko duma ñëw su koyee nga fa keneen a nga fa maa ngi am ay gan soo ba tey oto yaa ngi jógee Dakar di ma se taluma solo sax damaa daw rek ñëw ndax moo ma ne yow la ñuy xaar waaye nag bégg naa ci toogaay bi yal na gën a rafet ëllëg yal na gën a rafet ak sama càmmiñ yeeg samay doomam ñëpp comme nag fi la maa xaw a yàkkamti la ma bëgg a wax yëpp comme kaw laa du ma ko mën a wax waaye bàyyi naa fi su koy ak ki ci des maa ngi daw ba beneen yoon su ma dellu see mu gën fee neex jërëjëf. rawatina waa Thiès Est ngeen may ma jiite suñu yoon yi suñu rakk Sayer Mangane sama yaay dem na léegi muy Garmi Fall ñu ngi ngeen may ma ñu nuyu Sayer Mangane ñu fi teg tey mi tax ñu daje fii xam naa nag je vais pas être longue mais gërëm toutes les femmes ñi ma bokkal piloter lii ba am la coordination mën a réussir mënuma citer ñëpp waaye ñu ngi nii toog si présidium bi du sama liggéey man donc c'est un travail collectif may gërëmaat ñi ma ko bokkaloon yëpp sama yaay Garmi nag bu jëlee parole waratuma woon si wax sax teg baat moom bu waxee wax na lépp waaye dama naan alhamdulilahi rabil alamin damay santaat yàlla santaat suñu borom julli si Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam may sant yàlla ba ma taseeg sama yaay Garmi Fall fii ñëpp xam ne may jigéenu Macky Sall may jigéenu Macky Sall mu yàgg et j'en suis fière waaye su ma fi dajee tey sama yaay ngeen may ma wax tuuti sama yaay ji ma fi dajeel tey muy Garmi ñu partageons la même aire géographique ñu dëkk Bayal depuis ay at bu awee nii ma aw nii muy utali Idrissa Seck muy utali Macky Sall tey nag àdduna di dox yàlla di def ba ñaari doomu baay yooyu nga xamante ne yàlla nag mooy sàkk famille bu nekk day am réeroo nag mu soog na am si seen diggante kooku pour kenn képp ku toog fi si salle bi xam nga la may problème familial amul famille bu du am problème muy ñaañu bokk baay kii yàlla jox ko nguur kii yàlla xañ ko nguur ki gën a ndaw tàllal magam loxo son grand frère muy le président Idrissa Seck accepté cette main tendue ne ko yàlla mooy joxe waaye nangu naa ànd ak yow tàllal la loxo ñu ànd loxo bi ma tàll ñu ànd liggéey macha allah Idrissa Seck ñëpp xam ko si xarañam yàlla nag mooy joxe nguur waaye bu dee xarañ rek doomu aadama gënu koo xarañ si kaw Sénégal kon may sant yàlla tey bu ñu taxawee tey ñu naan la coalition mburu ak soow mburu ak soow bii nag couleur bii ma sol mooy couleur bu Idrissa Seck tey sañ naa am fitu sol ko ma sol ko nag ak fierté tey dama jël marron beige ma teg ko fële nga jël bii sol ko pour wane dëggal ànd gi may ñaaxaar nag sama mbokku jigéen ñi bi loolu weesoo zone bi ñu féetewoo muy zone est c'est la zone la plus vaste du Sénégal c'est la zone la plus peuplée donc la zone la plus difficile mais ñaaxaar sama mbokku jigéen ñi yéen a ngi si terrain bi boobu ba léegi jàmbaar ngeen macha allah yéen a ngi si proximité yi yéen a ngi si porte à porte yi di ànd ak suñu càmmiñ Sayer Mangane mi ak suñu ay sœurs yu nekk fi si biir salle waaye nag dañu yokk suñu pas-pas
nañu yokk suñu taxawaay bu ñu kenn nax nag kenn du candidat Macky Sall kii mooy candidat Macky Sall dans la zone est. su ma nee nag la zone est la zone la plus vaste ñun ñooy fal waa département te suñu càmmi suñu mag moo fa nekk muy Siré Dia pour mu mën a doon le président du conseil départemental kon ñu doon loolu fexe dafa Siré Dia. waaw ngeen may ma su Siré Dia faloo sa yo nekk la liste majoritaire bu ñu fàtte suñu rakk Abdou Mbow muy le président assemblée na premier vice-président assemblée nationale muy diriger la liste proportionnelle ma di leen gërëmaat pour ne pas monopoliser la parole di leen wax ne bu ñu kenn divertir bu ñu kenn nax Macky Sall ak Idrissa Seck benn lañu boo leen demee si urne bii nag amatul bii marron beige la ñuy voté mooy benn bokk yaakaar mooy bopp fas yi léegi Idrissa Seck dafa jël léppam jébbal ko rakam ne ko yéene naa la dinañu ànd ñu ñëpp ñu ànd doo fas sayal may remercier waa ñëpp Maguette Koba pour la mobilisation may gërëm sama rakk bu mag ba Malick Mbaye gëm sa bopp Aïda Fall Mori ma gërëm également sama xarit madame Diouf di gërëm madame Fatou Diouf di gërëm suñu sœur Khady Gueye bu docteur Pape Amadou Ndiaye ministre Pape Amadou Ndiaye lépp ñoo wàllu communication moo ko yor di gërëm suñu mag suñu kilifa Yaya Ly muy une dame responsable muy une dame bu jar a ràññee Yaya ñu ngi lay jox sa yéeguwaay sama nuroo waale moo ma gën a rafet nag beneen ñuulaay bi may gërëm sama sœur Khady di gërëm samay càmmi Maguette maa ngi gërëm ñëpp. boo demee nga delloo leen suñu nuyoo di wax ñoom bu ñu gestoo gis leen suñu xel day dal démb président Maodo Malick Mbaye le discours fort historique bi mu def hier fële fii boo déggee discours boobu rek c'est l'image de Benno Bokk Yaakaar ñoo xam ni dañu ànd ak yar dañu ànd ak teggin dañoo am kilifa may nuyu nag suñu candidat notre tête de liste Sayer Mangane ma di la di dalal au nom de toutes les femmes di excuser wu nag sama retard di wax boo gisee ma sañ a tardé ñi fi toogoon dañoo mot sëkk liñ fi nekkee woon boobu ba léegi ñu installé la commission des femmes tooguñu tàyyiwuñu yéene bu rëy la ñu am fi mu ne nee nii yow dootuloo candidat ñoom ñooy candidat yi nelawuñu nelawuñu donc bu ma sañee tey ma tardé tey dama am loo xam ni mun naa ko fi wax parce que sama famille laa nekk lundi dama waroon a déposer sama mémoire dama ko fa ni bàyyi incha allah suba ak jàmm damay ñëw campagne ak yéen di nuyu Ndeye Soukay Gueye di nuyu Maguette ko abar di nuyu femmes yi fi nekk yëpp di beral nuyoo nag sama sœur Ndeye Niang wane nga man sa mag laa démb ba ma ñëwee sa koñ ba suñu kër di waxu mobilisation danga ma ne yéeyaa demal toog maa la fi nekkal te tey wane nga ko di nuyu ñëpp di wax nag suñu candidat dafa ñëw tey toog ñu war a waxtaan ak moom sama discours ma def ko ci 2 points monsieur Sayer Mangane ñaan nañu yàlla au 23 janvier nga nekk le maire de la commune inchallah yow te dafay am ma bëgg la wax ñaari point ci lu gàtt rek les attentes de la population de Thiès bii ñu nekk nii muy est xam naa ni dinañ jëm ci programme bi monsieur le maire
soo toogee ci fauteuil maire ba Cité Lamy ak les quartiers les 19 quartiers de la commune Thiès Est dañu am ay jàmbat yu ñuy jàmbat dañu am ay jàngoro yu fi ne li ci jiitu mooy l'électrification ba ñu fekkee Cité Lamy wax nga ko li ci jiitu mooy problème d'assainissement xam nañu bu tawee suñu mbedd yëpp day fees dell doo am foo jaar le problème de l'éducation les écoles may tënk foofu di jëm ci jigéen ñi nag mes chères sœurs monsieur le maire Sayer Mangane jigéen ñii fi toog ay jàmbaar ay faq tëdd lañu ñu am nag yaakaar bu rëy boo yeggee ci mairie ba na nga def de telle sorte que am na ñu ko jiitu woon mairie c'est la continuité jigéen ñii toog nekk ci salle bi jigéen ñii toog sa wet bu leen fàtte ci gestion municipale bi parce que mairie même un état su jaaree yoon dañoo jox pàcc bu rëy les femmes dañ na ko ba le président Macky Sall bi mu ko tënkee ci la PS ci 3 axes yëpp femmes yi dañ see am une importance principale ma di la ñaan monsieur le maire boo fa yeggee la politique moyen moo ko yore du sax am na ñu nga xam ne ñu ngi Thiès di wane xaalis taxul nga gagner des élections dañ lay wóolu nga am lu la séqat ñi nga xam ni ñoo lay votel muy vote sentimental te defe naa ni waa réew mi ak Benno Bokk Yaakaar Thiès fii am na luñ fi liggéey am na luñ fi sanc donc bu doon moyen rek en 2000 y aura pas l'alternance bu doon moyen en 2012 suñu président son excellence Macky Sall tey jii duñu am deuxième alternance monsieur le maire ma jeexale foofu boo yeggee ci mairie ba na nga def de telle sorte que sur l'axe de la structuration nga xam ni mooy soqali réew nga xam ni moo tax ñu créer l'acte 3 de la décentralisation bu ci fàtte femmes yi l'autonomisation des femmes jàppale mën na nekk yenn maire yi buñ ko dul ni def dañ lay wax nekkul ci budget bi femmes yi toog jàppale leen pour sa liggéey jëm kanam jàppale leen pour yaakaar bi président Macky Sall bi mu am ci yow président Idrissa Seck mu am ko ci yow mooy restructurer la commune Thiès Est ça ne peut passer que par les femmes may jeexale foo xam ni nag bu nu eggee ba sa mairie ba yegg ba war a teg structure yi yegg ba war a teg les bureaux yegg ba war a teg organes yi nga xam ni mooy tax liggéeyu mairie bi sotti bu ci fàtte jigéen ñi man nekkuma Thiès Est je ne suis pas investi au niveau de la commune de Thiès Est je suis au niveau de la ville il y a la parité et je pense que qui peut le moins peut le plus mais pour ñetti communes yi nga xam ni ñu ngi biir Thiès yow yaay suñu càmmiñ yow la ñu tànn yow yaa nekk suñu gannaaw nekk suñu kanam nekk gauche nekk droite femmes yi nga xam ni yàlla dina def ñu dugg ci bureau bi na nga def am parité dans les bureaux am parité dans les commissions pour kat sa liggéey gën a jëm ci kanam. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp liñ ne wax dafa diis te mën nga yëkkati kàddu sax far nga juum bu ñu juumeen ngeen xam ne defar lañ ci jublu woon. maa ngi nuyu nag sama naataango jigéen yi ma bokkal taabal ji bu ma jëlee honorable Yayaly teg nuyoo bi ci loxoom defe naa teg naa ko ci loxoom mboolem jigéen bu nekk ci taabal bi ñu bokk présidium bi ak ñi nekk ci ginnaaw ak ñi ne ci saal bi yëpp. ma jëlaat nuyoo bi teg ko ci loxo sama yaay
Maguette Fall mu jàllaleel ma ko ci suñu yaay yi nekk ci salle bi yépp ma jël nuyoo bi tegaat ko ci loxo suñu candidat suñu maire bi ñu ñaan yàlla incha allah le 23 janvier mu nekk le maire de la commune de Thiès Est Sayer Mangane mu teg ko ci loxo góor ñi fi nekk suñu càmmiñ yépp may sant aussi di gërëm Ndey Sukay miinu ma bu baax bi ñuy xamante ci programme formation lañ daje woon mu bëgg Macky Sall lool loolu yàgg na de lool sax ma bëgg Idrissa Seck lool ñu ciy discuter ba xaritoo nit ñi ne danoo nuroo dama daan toujours bu ma déggaan liste député APR dama naan ndax Ndey Sukay ci la bokk parce que foofu laa ko doon xaar bu yàgg du ma ko nëbb parce que nit du tricher parce que elle a du mérite yàlla dof ñuy dox tey ba bokkaat lii mu nekk ku baax aussi ku simple ku oyof kuy demande conseil journée bi dina ma ci wow lu ëpp 7 fois damaa mujj ni ko wàcc ma yaa ngi may war dama sonn kon ñuy sant di gërëm ñëpp may jox nuyoo ñëpp nag tegaat ko ci loxoom moom mi yor organisation mu jàllale ko ci loxo ñëpp léegi li am solo mooy may nuyu aussi suñu sœur toogu fi tey dafa am empêchement muy koo xam ni bu liggéey bi bëree moom la bu coow li bëree du moom muy Soda Marème Diop dëkk si talami nekk suñu sœur may nuyu Adja Soda Marème Diop bu baax ku mën a jàppale liggéey bi te boolewu ci wax boolewul dara ak wax may nuyu nag sama goro ñemewu ma koo bañ a nuyu ndax dafa nekk ci saal bi tette ñu nekk ak man ci terrain politique jàppale ñu ba ñu yegg si fii muy Adja Ndeye Kumba Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko ziar bi loolu jàllee nag li am solo tey lenn rekk la ñun dañoo am candidat kan mooy candidat bi Sayer Mangane Sayer Mangane bu leen dëgg may leen ma Sayer Mangane jëluñu ko rek teg ko fii ndax dafa neex Idrissa Seck rek mu jël ko def ko tête de liste ah non non jëluñu ko rek parce que dañ koo xool ni Daaru Salaam la dëkk quartier populaire la ñu teg ko fa déedéet Sayer Mangane dafa neex a jaay Sayer dafa am yar Sayer bu leen ma dagg dimbali leen ma Sayer dafa am yar Sayer dafa am kilifa Sayer dafa respecté doomu aadama Sayer dafa xam nu muy kotuwaayee nit parce que day dajeeg ñu tàng ak ñu sedd te man ci ñi tàng laa bokk mais xam na fi may jaar ba wàcce sama tension bu yéegee kon nga xam ne xale bu baax la c'est un jeune c'est un cadre c'est un travailleur ku xam li muy def la ku xam ku muy teg tànkam la ku ñu war a jàppale la kon Thiès Est Sayer keroog bi ñu njëkkee gañe mairie bii mu def vote fii moom moo gañe Talla Sylla am majorité Idrissa ni ko maa la ko ñaan sama rakk nga bàyyil ba beneen yoon xale nga mu toog muñ loolu mu ñu ko may lii mu am dem nag di liggéey ci parti bi di ci bay waaram te boolewul dara ak wax yàlla dogal Macky Sall ak Idrissa nag ànd bi nag nekk ànd bu dëggu kuy defe ne ànd bi falaa la yaa ngi nax sa bopp ànd bu wér la ànd bu dëggu la ànd bu ñu consolider la ànd buy dem la nag ba yomal xiyaam insha allah ci biir ànd boobu ci la Macky Sall ne Idrissa sa dëkk yaa ko mosoon di téye sa loxo su may ñëw di la jàppale dama lay gunge ci li nga yor duma la fekk nga téye sa dëkk kat ma ne dama koy xëccoog yow kon bàyyiwaat naa sa lépp sa loxo ànd ak yow ña ma fa am ànd ak yow takk gunge la jàppale la loolu moo indi tey ñu am ñetti candidat yoo xam ne ñun waa Thiès Est dañ koo war a xam benn bi Sayer Mangane mii la dañ koo war a voteel mu am majorité écrasante beneen bi ci des Pape Siré Diala dañ koo war a voteel mu jël département majorité écrasante keneen ki ci des Yankhoba Diattara la ñu war koo voteel mu
ma ñu nax leen Idrissa Seck bulletin Macky Sall bi war ngeen koo xam ndax deuxième tour en 2017 moom moo taxawoon ni bulletin bi jàppale leen ko Macky Sall moom la daane woon président Ablaye Wade te keroog defe naa ni Thiès ñëpp bulletin bi la ñu voté woon pour ñu am majorité écrasante kon bopp fas bii marron bii am bopp fas mën naa am fukki marron foofu mais wër leen bopp fas bi fas moom course bu mu dem moo fay raw te yaakaar naa ni ku bëgg a raw fas kay dawal kon nag bopp fas bii moom ngeen di jël dox ba ca ruq ba lem ko ba mu jekk bu ci dara tax bu mu ànd ak benn ngeen dugal ci enveloppe varaaye ñëw def ci benn kees su ngeen dellu see jëlaat yëpp jël bopp fas bi lemaat ba mu jekk ndawoon fa woon bu mu ànd ak dara nag te bu leen ko tëj baraaye leen ko bu ngeen kolee rek dee nanu baraaye leen ko ba mu baraayewu ngeen bàyyi ci biir ñëw glissé waat ca pom ba demaat seen yoon bu ngeen paree ñu ne ñaara ngoog ngeen delluwaat ba muy ñetti yoon la même chose ngeen di defaat baraaye waat wala la ba bu ci beneen kole ndax bu ci kole ngeen rey ñu ngeen jëwaat dugalaat ko muy ñetti vote yi bu ko defee ñetti vote yooyu buñ ko amee am nañ majorité écrasante pour fal Sawar Mangane pour fal Yankhoba Diattara pour fal Siré Dia kon dinañ mën a fal suñu ñetti candidat yi yëpp kon loolu mooy vote bi beneen bi ci des ku ci inscrire nit carte électeur yi ñu ngi koy joxe dem leen au niveau de la préfecture ngeen retirer carte électeur yi ku ci sa carte d'identité réer di sa carte électeur teel koo signaler responsable ba nga dëkkal mu lijjanti ko nga mën cee jot à temps pour mën a voter ji c'est pas encore tard pour ku ci réeral carte na ko wane ñu dem lijjanti carte boobu joxaat la ko ndax kuy xeex da ngay am arme ku yorul arme mënoo guerre da ngeen dem wàcc ci base bi xamale ne ànd Macky Sall bi ak Idrissa Seck njëriñu Thiès dong la njëriñu réew mi yëpp la waaye Thiès kenn du ko ci ëppale sànca Thiès yi kañ la fi nekkoon yàgg na mënuñoo fexe ba mu yegg Idrissa bi mu joxanteeg Macky Sall loxo ku ne yaakaar na ne tey Thiès sànca yëpp dina egg te loolu mooy am dañ koy eggale insha allah. su ma taxawee fii nag di wax le ministre de l'artisanat docteur Pape Amadou Ndiaye may responsable des femmes am nekk point focal am au niveau des 3 communes d'arrondissement moo ma ni naa ko représenté fii ci liggéey bi moo tax ma ànd ak sama naataango yi nekk ci liggéey bi monsieur le maire Sawar Mangane tête de liste de la commune de Thiès Est yal na la ko yàlla jox ndax jeune bu engagé nga jeune bu déterminé nga jeune bu nga xamante ni dangaa bëgg Thiès yal na la yàlla defal li nga bëgg may nuyu sama mbokk jigéen ñi di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci présidium bi ndax bëgguma guddal balaa may commencer loolu nag comme man maa yor communication bi dafa am ay stratégie yoo xamante ni damaa bëgg ñu def ko damay ñaan yàlla ñu gañe mais nañu gën a laxasaayu ndax Thiès Est dafa yaatu na yaatu goo xamante am nañu ay alliés ñu ngi dugg ci biir groupement yi déglu leen baax li ma leen di wax ñu ngi dugg ci biir groupement yi di jox ay millions di dugg ci groupement yi di yàq ay xel ma bëgg ku leen jox xaalis lekk leen ku leen jox mbubu sol leen bulletin bii nga xamante ni mooy spécimen bi nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar di mburoog soow muy marron beige bi yor bopp fas bi moom laa bëgg ngeen xàmmee ko bu ëllëgee da ngeen di teel a taal teel a yàq takk seen ndigg yi dem teel a rang teel a voté dugal enveloppe bi bañ koo tëj daal di ñibbi seen kër buñ ca jógee dès demain dama bëgg ñi dem ñi daal di dugg ay def ay animation au niveau des quartiers ku bëgg animation soo laajee ñu jox la animation sensibilisation yi aussi ku bëgg ñu jox la ñu def ay caravane dugg ci gox-goxaat yi bu ñu bàyyi kenn les femmes de développement les leaders d'opinion bu ñu bàyyi kenn nañu woo ñëpp ndax dañoo bëgg a gagner nag te le 23 bu neexee yàlla nag dañoo bëgg a jël raw gàddu gi au niveau de la commune et au niveau des 3 communes d'arrondissement nañ def ay proximité nañ def ay porte à porte bu ñu xeeb kenn Sawar nag li ma ciy dolli nag damay ñaan yàlla ci kàttanu yàlla ak Seydina Mouhamed yal na la yàlla defal nga jël raw gàddu gi
waaye bu ëllëgee boo jëlee raw gàddu gi famille engagé yi bu leen faale fàtte muy ci volet social bi ak au niveau des quartiers am nañ fa ay besoin assainissement bi ak yeneen i xeeti activité yoo xamante ni mën ngeen leen cee jàppale sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf merci. kon nag maa ngi nuyu sama mbokk jigéen ñoo fekk ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko jiital di ko teg ci loxo Sayer Mangane sama frère sama rak le futur maire l'homme que je soutiens et que je vais soutenir demain et après-demain tey nag ñëw bi ma ñëw neex na ma lool ndax Sayer daf ma invité insisté ci wax ma ko démb laa fi jógee démb à 22h demoon liggéey tey ba 5h bi may jógee Dakar mais dama ne ko jigéen ñi nga woo tey ak yow nga woote mënuma ko ñàkk a teewee ndax jigéen dafa nekk li fondamental ci politique fondamental dans le foyer et fondamental dans le développement d'une ville kon tey teewe bis bi dafa nekkoon loo xam ni mënul woon ñàkk pour apporter mon soutien total à ce que monsieur Sayer Mangane est en train de faire mais aussi waxtaan ak sama mbokku jigéen ñi gannaaw ba ma leen santé xam ni ku ma xam ci politique xam ni sama politique yépp maa ngi ko jëmale ci jigéen parce que jigéen mooy ki néew doole mooy ki nga xam ni ëllëg moo mën a construire une ville ci xale yi moom laa ko féetale kon tey Sayer su wootee lu mel nii mooy fonk na jigéen ñi Sayer aussi damay njëkk a témoigner ni choix bi ñu def ci moom nga xam ni son excellence le président Macky Sall moo ko def ànd ci ak suñu frère suñu xarit l'excellent premier ministre Idrissa Seck def ko teg ko ñun mënuñu ludul ànd ci ak moom mais mënu nañu ko def à contre-cœur mais dafa fekk ni Sayer matale lépp li nga xam ne ñu ngi koy xaar ci un futur maire kon Sayer Mangane xamal ni tu as le soutien de toute la coalition Benno Bokk Yaakaar et tu as mon soutien total lu ma daawul def dinaa ko def lu ma doon def su ma nekkee candidat personnel dinaa def lu ko ëpp won naa la ko ndax yaa ma ko jaral te xamal ne ñëw bi ma ñëw démb ñëwaat ko tey xëy na ñëpp ñu ngi ci biir mais yow yaa ci nekk li ëpp kon xamal ni Thiès Est ñoo ko bokk lépp lu ma ciy def pour dimbale la jàppale la dinaa ko def ndax loolu mooy le meilleur choix pour la ville de Thiès dinaa ci ñëwaat léegi. jigéen ñi nag choix bi nga xam ne ñun def nañ ko ci Sayer Mangane àndandoo ak Benno Bokk Yaakaar yépp mooy APR mouvance présidentielle réew mi day loo xam ne waxoon naa ko ci benn daje parce que sooy ànd ak nit il faut nga am argument yi ngay ànd ak moom dégg naa léegi jigéen ñi di wax ni su leen joxee jël leen su leen neexee ngeen jël mais su ma woon sax duma ko jël parce que jël ko loolu trahison la jaru ko parce que ñun ñi fi nekk su soobee yàlla dinañu ànd ak le maire lu ngeen soxla dinañ ci toog guddeeg bëccëg ci la ñu nekkoon avant te dinañ ko gën a yokk ànd ci ak Sayer Mangane bu leen ko jël bu leen laal parce que c'est l'argent de la corruption loolu c'est pas une bonne chose quand on fait de la politique dañu war a intéressé wu ci fan nañ jëm dama wax ni nit sooy ànd ak moom ci politique danga koy naw ci xam-xam ca beneen parti bële gisuma fa ñoo xam ni bari nañ xam-xam sooy ànd ak moom ci politique da ngay ànd ak moom ci éthique te ci beneen parti bële ña fa bari éthique bariwul waxuma ne amu fa de mais ñi ci gën a fëste di yëngatu xaalis bi ñuy jëmale ci nit ñi yaa ñaari at amuñu ko woon te defuñu ko woon duñu xaar nag ba tey nga xam ni quelques moments moo ci des xamuñu seen xaalis fan la jóge ngeen di ñooñu ñooy teew pour jiital réew mi ëllëg dañoo ñëw kay pour toog ci Thiès pour gën a yokk seen xaalis ñi bëggoon Thiès démb ak bërki démb ñi ngi fi mooy Sayer Mangane mii ak ña ma xamoon ñi nga xam politique moo leen taxoon a jóg kon nag yéen jigéen ñi na ngeen xool seen intérêt seen i doom ëllëg su ngeen bëggee Thiès dem ëllëg université yi fi dugg yokk yoon yi yokku déglu démb le ministre Yankhoba Diattara mu présenter les 10 axes de notre développement xam ne il maîtrise ce qu'il dit et c'est ça le développement futur de Thiès te ñun loolu moo ñu tax a jóg kuy def politique da ngay xool ëllëg xool sa ëllëgu doom suñu ëllëg nag ak suñu ëllëgu doom mi ngi ci loxo coalition bi kon yéen na ngeen ko fonk xool seen programme défendre ko li ci des nag ñun ak ñi ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñi leen ñeen di jox su soobee yàlla ñun dinañ ci ànd jox leen lu ko ëpp téeméeri yoon soobee yàlla ma leen di ñaan nag politique du daje bi rek di wax
mon frère Diallo wax na ko léegi daje bi am na solo xumbal bi am na solo mais dama bëgg demee yéen jigéen ñi kenn mënul gagner sans yéen su ngeen yeewoo suba teel suba ak gannaaw suba ngeen dugg ci terrain bi jël la carte que nous avons ici dugg ci kër ak kër dagale seeni doom ku nekk su fexee ba biir këram mu gañe ko gëm naa ni dinañ gañe dëkk bi yëpp que yéen rek ko mën parce que jigéen la borom këram nangul moom la ay doomam déggal kon nag su ku nekk xamee lan lay expliquer ànd ak ñun ci biir terrain bi kon su soobee yàlla dinañ gañe su soobee yàlla kon nag maa ngi sant jigéen ñëpp fekk ñëpp ku ci nekk maa ngi nuyu turam ak santam tudduma benn jigéen ci turam mais dama dëxañ yëpp rek jox ni que jox naa ko Sahel Mangane parce que jigéen ñi fi nekk ñëpp am valeur am na ñu ma ci xam particulièrement ndax dama yàgg dajeeg ñoom ku mel ni Yaya Ly ak ñoom madame Sané ak la dame qui a parlé tout de suite mais xam leen ak Soukey mais yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci invitation bi di leen témoigner mon engagement total samay jigéen samay nit samay xarit képp ku ma xam dinañ ko taxañ dox ko ci gannaaw Sahel Mangane ñu liggéey dëkk bi teg ko ci loxo ndax kees mën a jëm kanam kon naan maa ngi. tey fii ku fi ñëw di nga xam ne doole ji fii la féetee ak waa Benno Bokk Yaakaar ndaxte bu doon ambiance kese la tey li fi am doy na sëkk pour gàlli des ci campagne bi yëpp waaye li koy firndeel lu simple la gaynde bu góor dina rëbb ñàkk waaye gaynde bu jigéen bu rëbbee chaque jour day delloo ci dara moo tax waa Benno Bokk Yaakaar seeni jigéen seeni taxawaay seen ànd seen doon bennoo ku koy lam-laame da ngaa ñëw fii tey lépp leer na li si njëkk mooy dañ ñoo désigner candidat yi ñenn ñi neen ndax ñeneen ñi dinañ d'accord soutenir yenn candidat yi loolu c'est de l'histoire ancienne mais fàtte nañ ko ñu ne ndax dinañ bokk benn table discuter te coow lu am loolu fàtte nañ ko ñu ne ndax ñoom bu ñuy monter comité électoral bu mag bi communal bi ndax dinañ mën a toog déggoo benn coow jublu ñu ne comité électoral de base yi lañ leen di xaaree buñ fa yeggee jàngi tas ndax duñ juboo waa APR waa réew mi duñ mës a juboo loolu fàtte nañ ko juboo bu parfait lañ am ñu ne ndax ñoom dinañ mën a ànd bokk campagne waaye lii rek doy na campagne image bi buñ ko capté woon wan ko Thiès waaye ñu gis ànd bu rafet bii xoolal boo benn réew mi benn APR benn réew mi benn APR ba table ji jeex macha allah lii dafa neex lii dafa neex nee naa leen ànd gi président Idrissa Seck ànd ak président Macky Sall bu doon ne ci jubóo yi permettre waa Thiès waay doomu Thiès waay jubóo gi ànd na jar na ko jubóo gi jar na ko te du ci yam ndax Thiès va redémarrer l'économie thiessoise va redémarrer teguwaat ci yoon bi mu waroon teg dañoo namm 2004 bi président Idrissa Seck nekk au pouvoir ngeen xam benn tey nous sommes unis aujourd'hui les fils de Thiès nous sommes ensemble nous sommes épris que par le développement de Thiès ñii ñooy les véritables doomu Thiès su les femmes sont là il faut que nit ñi xam que noonu yëpp di foofu la nekk pour ngeen xam ne tey maa ngi leen di seedeel ne non seulement ñun ñi nga xam ne ñoo bokk langue politique yi doon nañ benn ba ñëpp xam ko loolu kenn lam-laameetu ko waaye population thiessoise bi ñu yaakaaroon ne ànd gi président Idrissa Seck ak président Macky Sall ànd am na lu leen ci naqari ndekete bi ñu jël sole suñ daal dem nañ ci ñoom waaye xam nañ ne loolu amul li leen nekk mooy ñoom ànd gi am na lu ci lëntoon ci ñoom waaye bañ leen ko leeralee dem ci ñoom ñëpp seen xol dafa sedd seen fi xel dal ñu xalaat ne avenir bi développement Thiès rek la donc ñu xamee ko noonu di wax rek ne tey lii mënul sori te du am ñoo xam ne dinañ gërëm jëm ci ñoom dañoo nommé une coordinatrice muy maire Garmi Fall waaye de fait suñu jigéen Ndeye Soukey elle est très brave maa ngi leen félicité bu baax dans sa coordination xanaa di bàyyi di ma yeew fajar ak pour téléphone yi rek la war a bàyyi chaque jour monsieur le maire nangam ma ko Ndeye Soukey mais ma sànq rek laa tëdd donc maa ngi koy sant lépp xër loolu la ndaxte koo xamante ne barki Dembo Ndiaye moom ma nga APR maa nga réew mi ñu
duñ jàppante dañoo war a xëccoo tey jii bokk na ci ñoo xamante ne mbokk nañ samay collaboratrice directeur ndey maa ngi lay sant mais ni ngay sukkee yi ci wetam la amee yeneen naataangoo yoo xamante ne dayoo ak taxawaay boobu lañ am sama jigéen soxna Xadi mii mënu ñuy toog ba di waa docteur Ndiaye mais dama am chance boo xamante ne bëriwul nit di ko am ci élection locale mooy li sama frère El Hadj Diallo wax moo di ne man liste bi ma nekk man doo mu nekk ma fa dama kaa jiite rek waaye am na ñu nekk ci ginnaaw waaye parmi ñu nekk ci ginnaaw dama am chance bu toll na bañ ma désigné ma nekk tête de liste dama gës sama ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar waa APR di indi jigéen bi war a topp ci moom mu doon sama jigéenu bopp mu doon sama jigéenu bopp yàlla boole na mu nekk mbokk bu deret nekk ci ay dëkkandoo ba ñu di politique mu nekk APR ma nekk réew mi sax dara mu ñaaw mosul dox suñu diggante mooy soxna ki ne jóg nii toog waaye ci wetam dama am beneen lion sama grand frère man moom laa leen di wax ma ne man ba ma xëyee rek ñi ma bokk ak langue politique yëpp nekk samay mag rek laa xam ne affaire bi mat na ba pare nee na kuy sa mag ñu ne Abdou président Abdou Mbow kuy sa mag ñu ne président Maodo Malick am na ne loolu boo ko amee ci politique ci Thiès gi tumuranke woo ndax ñi ma tudd président Mamadou ñu ngi mii ci taxawaayam ci xam-xamam ci dayoom ci dimbale nit ñi rek mate na mat sëkk donc président donc ci wetam soxna ay na mooy mii sama xarit vraiment elle est très brave maa ngi koy félicité bu baax moom tamit ci taxawaayam ci organisation mais maa ngi félicité pour félicité sama jigéenu bopp sama mbokk ci deret xam naa ñu bëri xamuñu ko woon te mu nekk APR ma nekkoon réew mi waaye ñun ñëpp xam nañ li ñu mës a boole mooy soxna Maguette Koro man de moom tamit moo yore wàllu organisation mais très engagé dans le devoir et dans le travail maa ngi koy sant bu baax mais tey on a la chance d'être assis aux côtés d'une très grande dame boo déggee discours bi rek nga xam ne c'est plein de sagesse et d'intellect madame Yaya Ly honorable maa ngi lay nuyu bu baax a baax mais ñoo ngi nuyu suñu beneen jigéen moom léeg-léeg mu xaw a yéeg waaye man damaa xam fi ma koy jaare rek wiiraas ko moom xam na boobu mooy la brave la tenace l'engagée la fidèle Ndeye Niang maa ngi koy nuyu bu baax a baax mais maa ngi nuyu aussi suñu yaay joo xamante ne bu doon moom rek a fi nekk taxawaayam waxuma taxawaayu maire Garmi la waxuma taxawaayu maire Fatou Ndiaye Tamsir suñu yaay yàlla def tawat gi nekk ci moom tey waaye moom taxawaayu président Idriss Seck la fi toog mooy soxna Maguette Fall bii sama yaay maman mu ngi jaar bu baax a baax waaye pour wax leen ne ànd bi ñu ànd lu sincère lu dëggu la te lu nar a amal njëriñ waa Thiès la te commencé na mooy ni ko ñëpp xamee sama principaux collaborateurs yi nga xam ne ku ne ci ñoom seen tasse de thé matinal bala ñoo yeewu bay sori man bala ñoo yeewu bay sori tànk wóoruñu ma wala ma woo leen rek seen xel du dal bëgg naa ngeen tàccul ma ñaari nit te bu ma leen tuddee dama bëgg ñu jóg ngeen tàccul ma leen mooy Moustapha Kow ak El Hadj Diallo waaye ginnaaw loolu jukki naa fi ay benn waaye dafa am ay nit ñoo xamante ne yàlla dafa def ñu bokk ci ki nga xam ne je l'appelle mon oncle affectueusement muy le président Siré Dia waa këram nekk nii les lions je vais vous annoncer une nouvelle bi si njëkk mooy démb ñëpp xamoon nañ ne am nañ suñu jigéen bu dëkk Cité Lamy am taxawaay nekkoon deuxième ci liste majoritaire u Siggil Thiès bàyyi na fa mu nekkoon ñëw fekk suñu démb am na suñu beneen mbokk Thiessois bu tudd Déthié Diouf dëkk à l'ouest moom tamit bàyyi na Siggil Thiès ñëw na ci waa parti waaye tey ci sama quartier bërki Dembo Ndiaye dañoo am suñu benn jigéen bu fa am taxawaay comme yéen ñëpp yore mbootaay ko am fa taxawaay bu am solo di fa góorgóorlu ay nit mënee ko woon ba yóbbu ko ci coalition bële
mooy sigi Sénégal waaye tey mu ngi ci salle bi te décidé nañ day ñëw ànd ak ñun dama bëggee tàcc ma nday ñang bu baax a baax waaw nii rek la man li ma jàpp bu yëf yi dakkul ñëpp di bàyyee fee di ñëw si ñun dama ragal est-ce que moom du musa toog bi ñuy ñëw si ñun ñëw si ñun affaire yooyu xam nga olof yi nee na lu dëgg di yàgg waaye mën naa yàgg waaye taxul mu nekk dëgg moo tax dama ragal d'ici peu de temps moo ca boppam ma diriger liste ba wala ñeneen ña nekk dans l'opposition diriger liste ba boo moytu dañuy bàyyi seen liste ya daw ñëw ci suñu coalition te noonu lay demee waaye ngeen xam rek ne yéen lañ yaakaar ci victoire bi nekkul ne yëf yi nit ñi ñu ngi daw wut suñu comprendre nañ gëm nañ président Idrissa Seck gëm nañ président Macky Sall loolu waxatuñ ko waaye nit ñi am na lu bëri duñ ko comprendre waaye yéen ñii ñu jàkkaarloo ak ñu wër table ñoo war a dem rek comprendre loolu leen ko moo tax côté nañ ci yéen bu baax jigéen ñi dañ leen a bëgg a armé ñoom ñu baat seen campagne bi seen bopp moo tax responsable femme bu fi nekk na nga xaar ci ñu ànd délégation jigéen ñi ñëw fekk si la fa nga nekk xool na nga toogee moo tax ku nekk fa nga xam ña nga mën a waxtaan ak na nga waxtaan ak ñoom dajale leen wa ñiy fekk si leen nga xam ne leen la solution des problèmes des Thiessois c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar te incha allah yéen jigéen ñi yéen a ngi wax seen i jafe-jafe waaye li ma bëggoon bu ma mënoon a may waa ji mu tëgg dama naan ko dama koy wax tëggal ma seer loo naral jigéen ñi waaye xam naa ne guddi na bu départ guddi na ñi nekk sama kanam rek a mën a animé waaye nekk de sama ginnaaw tamit mu ngi jax man xaw ma ne woon sama ginnaaw li fi nekk nii la mel di leen wax ne jigéen ñi je l'ai toujours dit li ñu nar jigéen ñi ak ndaw ñi ñoo ci gën a ëpp cër bu ñu leen di jox waaye xam leen leen fi ñuy commencé mooy jigéen ñu bëri bëgg nañoo liggéey mais xamuñu yoon bi di nga gis ñu nekk seen mbootaay yore seen i avec waaye këyit na leen rey te état dafa administratif état këyit rek la xam mooy li ñuy njëkk a def mooy encadrer les femmes pour ñu formaliser seen bopp loolu mooy premier acte bi ñuy njëkk a def waaye buñ leen formaliser ba pare duñ leen seetaan dinañ leen former mooy leen ay formation yu bëri te wuute dina permettre ku ne ci yéen lépp loo xalaate ne jàpp ne ko war na koo def ñu accompagner ko former ko ci waaye duñ ci yem mooy li jigéen ñëpp bëgg mooy li dugg ci poche yi dinañ fexe ba financer leen yéen ñëpp incha allah financer leen le maximum possible dinañ wut ay yoon on est dans une perspective d'avoir un mutuelle municipale au niveau de Thiès bu ko defee jigéen ñi dootuñu am yenn problème pour mën a am yenn crédit yi donc incha allah ngeen xam ne si triptyque yii lañ ciy doxee formaliser former financer incha allah dinañ lañ ko def neex yàlla ngeen xam naa ne li ci des dinañ leen ko bennal ci campagne bi waaye xam leen ne lépp lu ñuy sumb jigéen ñi seen cër bu ca ëppul kenn du leen ëppale incha allah donc daal tey terminé ci lii rek wan ne waa Benno Bokk Yaakaar góor ña ndaw ñi benn lañ waaye jigéen ñi tamit ñëpp benn lañ te tey jii njataay bi symbolisé nañ ko lii mooy wane ne Thiès doomu Thiès yi laa wax képp ku nekk fële nag noo wooye sa bopp yaa xam man ñii laa jàpp waa Thiès ak nii ndaxte ñeneen ñi moom laa leen di tooñ ma ne ku fa ñëw rek jàppee leen ko rebelle mooy xool li ñëpp ànd moom mu ne ànd ci kooku rebelle la ku ñëwati rek nee leen ko ndax ci rebelle yi ngeen bokk wala ci waa Thiès nga bokk
kon daal nous Thiessois, les fils et filles de Thiès, nous sommes debout, ensemble, unis, uniquement pour Thiès. Inch'Allah, dinañ gagné te bu Yàlla defee ñu gagné seen yitte li ngeen ko foogee dinañ ci taxaw suñu kéemtulaay kàttan ba ngeen xam ne tax dinañ taxaw nañ ci merci beaucoup maa ngi remercier ñëpp.